mbokki di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias ba juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës grand prix président de la république ci wàllu art ak lettre Baba Maal moo jël ndam li ci wàllug musique Ousmane William Mbaye ci wàllu art ci wàllug lettre jox nañ ko Rahmatou Seck Samb président daal di dikkatit ci wàllug mutuelle bi nga xamante ni bëgg nañu gën ci taxaw ngir wàllug artistes yi jamono jooje ña dëkkee ca Cité Fadia ca Parcelles Assainies ñoom coono dëgg kon la ñuy daj lan moo waral ñuy toog ay weer di am jafe-jafe wàllug ndox loole la ñu bëggoon mu leer ba tax na ay responsable la ñu daal di jiital ñu dem jàkkaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kilifa yu SDE ñu lett leen wala kon ñu firi leen ak lakk ci suba tey ji ca kon petit théâtre jàpp nañu ni nag kenn loru ci waaye bari na yàqu-yàqu yoo xamante ni rek giik tàkk-tàkk daal dina koy kon xëy jur jëwriñ ji ñu dénk wàllug tàggat yaram doon jano ak waaye taskatu xibaar yi nangu wuta yey yàbbi ci bor bi ñu ni kon fédération yorel na ko góor gi Sidien fanweeri million ak juróom-ñeent waaye moom ministre Matar Ba weddine ba mu set détournement bi ñuy wax ni toll na ci ñetti téeméeri milliards mu soxal Afrobasket bi ñu génn des na dikk ci kanam ak kon ay kàddoom ponkengook kon mbokk yi ni suñu yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu bi ak télévision Futurs Médias grand prix président de la république pour les arts et lettres cérémonie bi ci subak tey jii la woon ñu daal di màggal sargal ñu jàpp ni ñoom la ñu gën a ràññee ci wàllu ko musique Baba Maal la ñu ko daal di jox Ousmane William Mbaye ci domaine des arts jëm ci lettres yi nag ñu ngi ko jox kii di Rahmatou Seck Samb président Macky Sall daal di ci dellu siwaat ngir xam leen ni ngir jàppale leen lauréat kon prix boobee daan ñu tënkoon ko ci fukki million ba max na ko ba ca ñaar fukk nit ci lik Ibou Diouf. ñu bëri woon teewe si li nga xamante ne rek mooy bés bi ñu jagleel ñëpp ñuy yëngu ci wàllu cosaan ak aada bésu tey bi nag yemook li nga xam ne mooy grand prix président de la république pour les arts et les lettres ñu doon sargal ñenn ñi nga xam ne dañu fës ci seen liggéey. Monsieur le président de la république, mesdames et messieurs, saluons les deux lauréats du Grand Prix du Président de la République pour les arts. El Hadji Baba Maal, musique. Que dire également d'Ousmane William Mbaye? Personne ne s'étonnera de voir figurer William Ousmane Mbaye parmi les lauréats, ce grand nom de notre production cinématographique. am na ñeneen ñu fi ràññeeku tamit di yëngu rek ci wàllu binday téere ñooñu ñu di woowee ay hommes de lettres ñoom tamit sargal nañ leen. À l'arrivée, le jury a unanimement décidé d'octroyer le grand prix à Rahmatou Samb Seck. Rahmatou Samb Seck pour Fergo tu traceras ta route édition Abyss. njiitu réew mi Macky Sall moom tamit teewoon na fa moom mi la ñuy woowee protecteur des arts et des lettres. sukkandiku ci bés bi rek ngir wane taxawaay bi nguuru Sénégal am ngir suqali lépp looy ju ci wàllu caada ak cosaan. Toutes mes félicitations pour cette haute qualification. maa ngi delloo njukkal ñëpp ñi nga xam ne tey ay lauréat la ñu fàttewuma tamit ñëpp ñi nga xam ne jotoon nañ leen nominé ndaxte kenn si yéen démérité wul tey ñu ngi màggal rek li nga xam ne mooy seen xarañte liggéey bu ñu rafetlu te mënees naa wax ne réewu Sénégal. kontaan na si yéen bu baax a baax. Hommage pour la qualité de vos écrits et la finesse de vos œuvres. bés bi ñuy fàttaliku ñenn si ñoom te yàlla jële leen fii loolu tamit taxoon ñu bëri ñu yëngu ci wàllu aada ak cosaan teewoon fii ak itam kàddu yu rafet yi fi jib ak itam li ni mel.
la grande voix Baba Maal kon moom lañ jox raay gi ci wàllu musique moo ko ñeneen ñëpp ñu leen di ndokkeel président niñ ko waxee moom moo doon jiite ndaje ma profito ci dikk ci mesure yu am solo yi jamono demee ni wàllu ko mutuelle ci kon artistes yi waaye it statut de l'artiste naka noonu wàllu ko sécurité sociale ponk yooyee njiitu réew mi indi na ci kon ay leeral ci fi ñu ci toll ñu teewlu ko ci micro suñu reporter. Et c'est l'occasion de lancer un appel aux 450 000 artistes potentiellement membres. dañuy sukkandiku rek ci bésu tey bi ngir woo ñëpp ñi nga xam ne ay artistes lañ ñu dem bindu ju ci mutuelle des acteurs culturels ndaxte loolee dina yombal rek question bi nga xamante ne mooy question prise en charge artistes yi ndaxte loolu question bu métti la dañu ci sukkandiku tamit wax ci statut artistes yi ak professionnel de la culture ba tax na dina ñaax gouvernement bu Sénégal ñu fexe rek ba jébbal texte yi nga xamante ne moom bàyyeekoo ci foofu bu ko defee rek lépp lu aju ci wàllu statut artistes yi ñu mën ci taxaw. Si je demande au gouvernement, monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly, courant 2018, de rendre disponibles les premiers textes. Youssou Ndour, lauréat du prix Premium Impérial du Japon. maa ngi sukkandiku ci loolu tamit ngir jaajëfal ki nga xam ne Youssou Ndour ndax li mu def lu ñu rafetlu la te loolee bokk na ci li gën a dooleel mutuelle des artistes gis na sax man dugal naa ci beneen koppar tamit loolu rek ngir fexe ba suñuy artistes yi nekk ci anam bu mucc ayib. À laquelle j'avais apporté un soutien également pour permettre à nos compatriotes, artistes et acteurs culturels de pouvoir bénéficier d'une couverture maladie universelle. mi ngi noonu njiitu réew mi ci suba tey ji kon USEC ci wàllug njàng mi union syndicale pour une éducation de qualité ñoom ña ngay yëglu ndorteel 2018 du yomb ci wàllug njàng mi ak ay yëngu-yëngal coow li nag bu amee bu ñu ci jàpp kenn responsable ku mooy kon gouvernement bi moom moo dugalaat moo bëgg a dugalaat l'école bi ci crise loolee la ñu xamle Cheikh Hassana Fall lañ ci àndal la. tekk-tekkaaral du am ren ci système éducatif bi le syndicat yu ëmb jàngalekat yi ñoom ñëpp taxaw nañu ngir xeex USEC mi ëmb juróom-benn ci yooyu la syndicat di yëgle ne ci weeru janvier dina dem grève. ñun parti syndical sàmm nañu suñu kaddu ndax defuñu dara l'année dernière amul woon benn perturbation wante li ñu gis après vacances c'est que bu ñu évaluer protocole d'accord bi dañuy gis ne gouvernement bi deful li mu waroon def. bi la union syndicale di joxoñ baaraamu tuuma gouvernement bi la ñu gis ne ñoom ñoo waral lii lépp. li ko waral mooy gouvernement bi sàmmul engagement yi mu jëloon ak syndicat d'enseignants yi. waa USEC ci woo syndicat yi nekk ci wàllum jàngale gi ñu boole seen doole ngir mën a am ndam ci seen i ñaxtu. il faut que vraiment ñu booloo tey USEC dina def ay démarches en tout cas en direction des autres pour que vraiment ñu booloo suñu doole. pour def xeex bi ñu jeexal ko vraiment rapidement dans le temps parce que loolu aussi mooy intérêt école publique. mi ngi noonu ñu doon janoo ko nag waaye taskatu xibaar yi ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi bëgg ñu bàyyi leen xel téeméer ak ñaar fukki agent ak juróom ci ay technicien maintenance hospitalière ñoom ñoo yor wàllu machine yeeg yooyu di réparer ak jékki-jékkal ak yeneen matériel jumtukaay ya fa nekk gis nañu ni daal seen lëkk dara leeru ci ndax xam na décret bu ñu doon xaar ngir seen plan de carrière ñu xam fan la ñu jëm waaye ba tey ji signé wuñu ko ñu bëgg nag nguur gi gestu leen ci wàllu woowu ñu amal ñoom it assemblée générale Salif Sow. ñi lee seen liggéey mooy fexe ba matériel yi nekk ci hôpital yi lee ñu mën faa yàgg seen lim mu ngi toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci réew mi yépp ñoom ñi lee nee ñu liggéey bi mucc ayib la ñu bëgg. waaye ngir loolu mën a nekk fa it nguur gi jàppale leen ñu ne ci jafe-jafe yi ñuy dund. corporation boo xam ne suñu plan de carrière dafa des donc dañu bëgg autorité yi dégg loolu aussi pour ñu gën ñu jàppale nu mu gën a gaawee ñu am plan de carrière parce que y a un projet de décret boo xamante ni mi ngi dans le circuit yàgg na te ba léegi aussi kenn signé gu ko waaw te buñ ko signé woon dina tax école bi former technicien mën a fekk ay technicien supérieur mën a former ay ñu am diplôme licence ba mën a am sax ay master yokk lim bi
ñun tamit ñu gën a góorgóorlu bay suñu wàll ci waar wi. jëriñ gu ñu dénk wàllum paj mi ci biir réew mi moom kàddu yooyu le ñoo ña fa nekk ñoom nee ñu moonte ñu ngi tegi jéego ndaxte am na téeméeri juróom fukk millions yoo xamante ni jagleel nañ ko technicien yi le loolu ay at a ngi nii ci ginnaaw day am saa su ne leneen loo xamante ni ñu ngi koy amal mooy tàggat gi ñu leen di tàggat jox leen i matériel ak it fexe ba ñu am njàng mu baax. daaw 200 millions la woon ren en 2018 150 millions maanaam pour outillage pour renforcement de capacité ndax metti woon na torop mais tey foo dugg hôpital boo dugg bu directeur bi taxawee technicien de maintenance baa ngi ci wetam. fexe ba matériel yi nekk ci hôpital yi lay yàgg fa ba tax jëndaat bi lay mën a ñàkk ba duñu yàq xaalis bu bari loolu moo tax a jóg jëmmi yilee ñoom seenum ndaje bu yaa lañ doon amal ci diwaanu hôpital bu Pikine bile mooy ñetteel bi lay yoon ñuy samp njiit. ñi moom nee nañ ñi ngi ci ay jafe-jafe ña yeewoo kon ca cité Fadia bu Parcelles Assainies coono ci wàllum ndox loolu nag ñu koy dund ay weer a ngi jote ci ndox mu sell coono dëgg lañu ci am ngir xam lan moo ko war a waaye it kañ lay jeex daal nañuy tab ay nit jiital leen ñu dem daje ji ak kilifa ya nekkee ci SDE Cheikh Hassana Fall Mohamed Dia. Géntaba 1 2 3 ñoom ñëpp nekk ci biir cité Fadia lenn moo leen gën a boole ci fan yile ñàkk ndox gu metti gu ñu am. weer a ngi nii ndox mi daanaka duñ ko gis soxna yi xale yi jàng yëpp sonn nañ ci lool parce que 2 heures 3 heures du matin lay jóg di duy ndox mi di ñëw ndànk-ndànk mais 6 heures xam nga loolu lépp lu ko dëkkee. ndox lu jafe la fii ci sunu quartier bi. lool foo ko takk rek weesu na ko population yi sonn nañu jàngu xale yi sax ndox mi mu ngi koy affecté poche yi moom fekkewuñu ko. mu doon ab situation bu difficile ñu koy dundee fan yi yëpp tax ba kilifay gox boobule woo waa SDE ngir ñu leeral leen ñu fi toogal waa SDE andi ñoom tamit ay tontu. mais malheureusement ñaari quartiers yu ñu cité nii dañu nokk ci zone élevée topographie lu ñuy wax topographie mooy élévation bi dafa kawe ndox bi su ñëwee point bas yi suñu alimenté daanaka du àgg ci kaw et comme c'est des points élevés loolu mooy gën a aggraver situation Nguénthiaba parce que parcelle dafa nekk ci bout de réseau. altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre président de la république nekkoon fële ca Thiès di lancé KMS 3 mu nar doon ab usine boo xam ne dina jàppale waa Ndakaaru ak ñi leen jege ngir ñuy mën di am ndox. waaye laata inauguration bi war a am ci 2020 ñi nii dëkkee fii ci Parcelles Assainies ñoom ñoo ngi xaar ñu jàppale leen ngir ñu mën a am fu ñu naanee. mi ngi noonu ci beneen dossier tarif yi kon ci wàllu internet bi ARTP bëgg na kon ñu régler lu ni mel ca nooneel daal di xëy amal ab journée bu ñuy waxtaanee nag yëf yi fexe daal ba njëg li gën a yemb ci wàllu nee nañ danañu taxawal benn observatoire des tarifs xool taxes yi nga xamante ni fixé nañu ko opérateur bi di ko tekk ndax loolee jaadu na war a am na lu ñu ca jubbanti ci lu ni mel kon la ñu jëm Fatou Bintou Konté. ngir xeex li nga xam ne moom moo di seeraayu li nga xam ne moom la ñuy wax internet ak tamit téléphoné ay mesures yu takku la autorité de régulation des postes et des télécommunications jël mu di ARTP ndax jàpp na ni fii ci Sénégal li jëm ci wàllu téléphonie daf fee cher ba tey te war naa mën a wàññeeku. ñu xamal opérateurs yi tey jël nañu ndogal pour def li nga xam ne moom mooy observation des tarifs daawuñu ko woon def mais désormais dinañ def observation des tarifs publier ko ci sunu site pour que way jëfandikoo yépp xam opérateur bu nekk yan tarif lay appliquer pour la voix mais également pour l'internet. Deuxième disposition bi ñu jël mooy vérifier à travers benn outil bi nga xam ne dañ ko am fan yi li nga xam ne dafa tudd tarif tracking tarif tracker daf ñuy won est-ce que tarification bi nga xam ne moom la opérateur est-ce que tarif taxation bi nga xam ne moom la opérateur bi di appliquer est-ce que c'est conforme ak tarif yi nga xam ne moom lañ déclaré. ngir gën a wàññi sax li nga xam ne moom moo di tarif yooyu nag ay fournisseurs yu bees yoo xam ne internet rek leen tax a jukku danañ leen dugal fii ci Sénégal ñu indi fi seen expérience ak tamit li nga xam ne moom la ñuy ay MVNO ñooñu nga xam ne dañuy utiliser li nga xam ne moom moo di téléphonie ci ay tarif yu wàcc. ñu ngi koy jéem a mettre en œuvre
te dina jàppale bu baax a baax ci wàññi tarif internet ak wàññi tarifu voix yi mooy l'entrée en vigueur mooy l'entrée des opérateurs FAI fournisseurs d'accès internet muy waaw muy Access Télécom muy ARC muy ñett opérateurs yi nga xam ne tànn nañ ko pour que ñu nekk opérateurs yi nga xam ne dañuy joxe internet comme yeneen opérateurs yi pour que ñu mën a démarrer ci fan yi nga xam ne yi ñu jëm. beneen mbir mi mooy bu fekkente ne yeneen opérateurs yi nga xam ne jël nañ leen muy MVNO yi yoo xam ne déjà attribué nañ leen ay licence pour que ñu nekk opérateur mobile virtuel pour que ñooñu aussi mun a démarrer ci fan yu néew pour que li nga xam ne moom mooy tarif yi pour que ñu gën a wàññeeku. ne ñoom ñooy tarif ñun code de télécommunication may nañu sañ-sañ pour ñu encadrer tarif yi ci loolu la ñu bëgg sukkandiku pour encadrer li nga xam ne moom mooy promotion yi. mënatuñu bàyyi opérateur bu jóg def ay promotion jour bu ko neex ay montant yoo xam ne moo ko neex parce que loolu dafay indi li nga xam ne moom la ñuy tuddee biais diggante tarif catalogue bi ak tarif yi nga xam ne moom la ñuy appliqué. tax ni sax li nga xam ne moom la ñuy wax audit di càmbar coût yi nga xam ne opérateurs yi moom la ñuy pratiquer dinañ ko amal ci fan yi néew lépp rek ngir li nga xam ne moom moo di consommateurs yi ñu am li nga xam ne moom moo di prix abordable ci wàllum téléphone ak tamit ku nekk mën a jot ci li nga xam ne moom moo di internet. ceci bëgg a indi lu bees kon dugal kàllaamay réew mi ci wàllug programme am directrice bi ci boppam moom moo ko xamle ci cérémonie kon remise de diplôme 45e promotion la indi yooyu leeral ña nga ko bàyyi la woon nag ndem si yàlla Momar Kébé Ndiaye ku son Traoré Sall waxtaan ci ak Cheikh Tidiane Dione. ñaar fukki journaliste ak juróom-ñaar génn nañu ñoo jóge ca Togo ca Bénin ci France ca Guinée. ak ñenn fii ci Sénégal ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yi am nañu ñaari jigéen ñaar fukk ak juróom yëpp ay góor lañu waaw léegi nag CESTI ci wàllu boppam lu ma bëgg a def mooy yaatal formation bi mooy jox opportunité journaliste ak ñi nekkul journaliste yi nga xam ne métier communication ak journalisme moo leen soxal ñu mën a ñëw jàng pour lépp lu ñuy def ñu def ko ci lu wóor. dëgg la ren tàmmali nañu njàngum wolof ci formation bi dugal nañ ci tamit liñ naan chinois parce que nag journaliste mooy ki nga xam ne wax dëgg yàlla dafa war a mën a joxe information ci langue bu ne ci kàllaama bu ne mu nekk ay information yu wóor. mi ngi noonu wax nañ leen ko ci ndortelu ko xibaar yi ak lakk ci subak tey ji ca Petit Théâtre dégâts yi am na solo Chérif Dia. quartier bi ji Almadies xëyee ak lakk gi nag tàmbale fii ci complexe 5 rawatina partie bi nga xamante ni fii la Petit Théâtre nekk di bërëb boo xamante ni bërëb bu fowukaay la woon saxaar si daal di ëlëm quartier bi mu mel ni rek ña fay liggéeyee ñoom xaw nañ ci am mbetteel ak tiitaange. bon dañu toog ci bureau bi jékki-jékki dégg imprimante bi di saxaar muy am ay étincelle quoi après j'ai appelé l'électricien mu xool yéeg ci kaw. gis que ne y a le Petit Théâtre qui moo doon tàkk quoi bon après nag ci la ñu daw seet inspecteurs yi jéem a fay mais c'était safara si dafa bëri woon te xam nga comme côté boobu dafa bëri bois ak moquette xam naa moo tax safara si gën a kii ci lañu au sapeur fay jéem a rawale tamit bagage yi ñu mën a rawale quoi. li waral lakk gi buñ sukkandikoo ci ay seede bokk na ci rek ab électricien bu doon def liggéeyam ci noonu lañ tàmbalee dégg ay explosion mu mel ni kon complexe bi lum yaatu partie bi nga xamante ne rek mooy partie Petit Théâtre moom la lakk gi daal di laal sapeur pompier yi woo nañ leen xaw nañoo yéex a ñëw nag ñoom it bi ñu ñëwee jublu nañ ci liggéey bi ngir rek daal di fay lakk gi lakk goo xamante ni moo naa gën a jéggi dayoo ndax dafa tombeek ngelaw li wante teel nañoo coupé courant bi rawale bonbonne de gaz yi nga xamante tamit jege woon nañ torop barab bi gendarmerie teew ci barab bi ngir rek xool li waral gi lakk embouteillage yi bari woon fi trop barabu liggéeykaay yi jege tamit bi complexe ñoom it tëj ndax rek tiitaange gi nga xamante ni ña fay liggéeyee am nañ ko rawatina ñi nekkoon ci complexe bi.
faa bi moom jamono jooje ci ngoonu tey ji la ñu jàpp bit officiel gi nit ñi nag tàmbali di exposé marchandises yi rawatina ci wàllug parfum doxantu nañu fa xool kon gaa yi lu ñu indi bees ña ngay diggee lu bari nag gisaguñu client yi waaye njort nañu ni fekk ci kanam tuuti yëf yi dana soppiku Habib Faye. ñoom ñii di ay jigéen taamu jaay ay parfum ci foire bu Ndakaaru ku nekk ci ñoom lal ay parfum yu wuute lañ ci bëgg moo di ñu gis seen njaay yi ngir mën a jar ci lu gaaw. depuis 2008 ñu ngi ñëw ci foire bi di jaay ci biir la ñu nekkoon mais presque 5 ans ñu ngi nii ci biti la ñuy nekk di exposer suñuy produits parce que dañoo bëgg assez d'espace te ci biir mënuñu fa am espace bi ñu bëgg ak visibilité bi ñu bëgg pour suñu clients yi dañ ko gisee moo tax ñu génn. parfum du deñ mais soo fóotee sa yére day neex sénégalais yi bëgg nañ ko en fait parce que am na ñoo xamante ni parfum alcool day leen di lakk allergie te parfum yi nag sans alcool yi huile yi ñu bari dañ ko taamu parce que dafa neex. parfum yi dafa nekk parfum boo xamante ne dafa am base dafa yàgg ci yaram day yàgg ci yaram tuuti rek ngay laal diw sa yaram rek mën na dem ci yow presque semaine. am na yoo xam ne c'est brut am na yoo xam ne c'est alcool dénaturé alcool boo xam ne c'est pas doo ko def sa yére ba mu yàq yére bi te encore boo ko defee sa yére di nga doon une semaine balaa ngaa fóot yére bi day fekk mu ngi ci. bëgg nañ ci jaay suñu produit yi gars yi gën ñoo xam bu déwénee bu ñu ñëwee incha allah ku ci nekk di nga xam li nga bëgg fan nga ko mën a fekk. ci ndorteelu foire bi ñoom am nañu yaakaar ni seeni parfum yooyu dina jeex waaye léeg-léeg sax client yi ci bu njëkk ñu ñëw ci foire googee la ñuy bëgg moo di xool stand yi. doxul comme avant ni mu doon mel pour ouverture foire bi xaw a mel nii xaw na des daal mais sant yàlla am nañu yaakaar bu baax que balaa boo jeex dina dox incha allah. ok dañoo ñëw rek dañ ci kumpa mais je crois que incha allah affaire bi balaa foire bi di dañ dee fekk nit ñi miis di ñëw te aussi xam nga weer bi ci digg bi la nekk c'est pas la fin du mois d'abord. loolu yëpp da ci joué. démb lañ commencé defar yi mais macha allah ñu ngi siy gis suñu bopp mais suñu bagage yi ñëwagul mais tey si guddi moom conteneur bi dina wàcc suba incha allah ku fi ñëw fii moom macha allah dina defar ba mu baax. ñaar fukk ak juróom-benneelu édition bu foire internationale bu Ndakaaru parfum yu bëri te wuute lañ fay exposé ci stand yu ci bëri. loolee tax ñu bëri ci client yi xamuñu ana ban ci ay parfum rek lañ war a mën a jël. leneen ci wàllug xibaar nangu ca sori fanweeri million ak juróom-ñeent ñu yore nañ ko góor gi Sidian jëriñ ji ñu dénk wàllug tàggat yaram ne affaire interne la kon nañ ko bàyyi ñu réglé ko ci biirub nekk ci jano boo xamante ni moom Matar Ba fekkoon na ko ak waaye taskatu xibaar yi weddi na nag détournement ba ñuy wax mu toll ci ñetti téeméeri million mu soxaloon ñaar fukki juróom-ñeenteelu édition Afrobasket Ibrahima Kane Abdoulaye Diallo. ay waxi kasaw yàq der. ci kaddu yi nag le ministre des sports daal di àddoo nag jëmale ci waxu luubal gi ñuy ruumandaat ca ministère am mu toll nag si ñetti téeméer ci ay millions mu jëm nag ci organisation Afrobasket bi ñu weesu mu di ab xibaar boo xamante ne nag quotidien sportif bi di record moom moo ko fësal ci xëtam talaata ji. waxu 300 millions di nekk waxu yoo xamante ne tegul fenn spéculation la rek parce que Afrobasket Sénégal boole ko woon ci budget parce que waru fi woon am mais ku mel ni Gorgui Sy Dieng Malay Ndoye ñooñu ñoo ñëw ànd ak seen président fédération plaider pour que ñu dimbali leen ñu basket ci seen public bu na am chance bu ñu jëlee Coupe d'Afrique des Nations jox ko président Macky Sall. bu fekkee ne prévoir uñu ko te defuñu appel de fonds boo xamante ne dañuy dimbale au niveau du ministère des finances jox ñu ko ñun dañu def li nga xamante ne mooy réaménagement de notre budget. parce que budget mën nañ la ko tëgal nii nga dem ba ci gis priorité am loo xamante mën nga ko différer nga jël la foofa yóbbu ko feneen te loolu boo koy def waa ministère de l'économie et des finances ñoo la koy autorisé. ba ñu ko defee comité local boo xamante président fédération moom moo ko jiite ñu transféré fa lu ñu defee la participation de notre équipe nationale. bu ñu ko defee it ñoom ñi nga xam ne ñoo recevoir fonds yooyu ñoo koy justifier te loolu dama bëgg a wax ne nekkul lu bees ci réew mi. Matar Ba dellu si na itam ci leneen mu soxal xaalis bi nga xamante ne nag ministère des sports yoreel na ko kii di international sénégalais bi di Gorgui Sy Dieng ndax joueur yi Minnesota bi jot na ci ay kopparam comme ni ko journal L'As xamle tey jii loolee nag ministre des sports lii la ci tontu. Gorgui Sy Dieng sénégalais la bu engagé wu pour réewam lenn lu ko naqari warul jóge ci li nga xamante moom la ñuy def kër nag. comme seen rédaction yi bu amee ku teg sa tànk fu ñu jàpp ne waruñ ko fa teg ca biir kër ga lañ koy réglé duñ ko réglé ci mbedd
lii nga xamante ne bu amee it ci ministère des sports dinañ ko régler ci ministère des sports à l'interne lañ koy régler defe naa ne loolu mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu war a taxaw. jano bi ak taskatu xibaar yi nag tax na itam ba Matar Ba daal di addu nag ci li nga xam ne moom mooy enjeu économique yi wala sax culturel rawatina touristique yi aju ci participation Sénégal ci mondial football bi ca Russie naka noonu itam mondial basket bi ci jigéen ñi. Ibrahima Kane di la gërëm bu baax gërëm leen yéen ñi doon teewlu 19h30 bi 20h incha allah rédaction bi dina dellu si bu boobaa ci kàllaama nasaraan ak Cheikh Tidiane Diaw ba ci kanam tuuti jërë ngeen jëf.